bonjour bonsoir ça dépend ci heure bi ñu seetaan ku ci nekk ñoo ngi lay nuyu sa tur ak si sa sant comme ni ma ko tàmmee di wax rek Wolof Njaay nee na dooley jën ndox la waaye dooley site bii di Wéeruwaay yéen ñi abonné dañu seetaan dañu topp tout le temps tey nag ñu am comme invité la star le phénomène koo xamante ni jarul kenn di ko présenté ci mim réew waaw koo xamante ni borom baax la phénomène la te aussi mën na lu muy def muy Malcom ñoo ngi lay siyaar. maa ngi delloo ziara. ma yaa ngi am jàmm bu baax. waaw bu baax a baax a baax. maa ngi lay bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni si ñoom ñooy internautes yi seetaan Wéeruwaay di wax maa ngi sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sumay ñaari waajur yi tamit di sant sama baay ruuxu Mawlaaya Baay Demba Si di sama lépp ci man ki ma xamal yàlla ki ma wan yoon bu baax bi ki nga xamante ne si moom ubbil buntu yi ki ma wan yoonu pays Cheikh Ibrahima Niass bi di wax jërëjëf Baye Niass ba amul àpp di ñaantam émission bi mu neex a neex di wax Babacar sama manager mu bàyyi tardé bi ñu ko woowee sànq la mais heure bu ko neex lay ñëw. macha allah amul cool. affaire de Babacar la ñun suñu biir la. waaw suñu biir la suñu biir la. kon Babacar bàyyi tardé ñoo ngi lay siyaar bu baax Babacar. tey nag Malcom say mbokk say rakk say frère ses la. tey su ma ne woon kii Malcom. lan mooy sa toon kii Malcom kan mooy Malcom. Malcom taalibu paa bi ci kaw la quoi. taalibu Baye Niass la. dof la itam. seexu Babacar la Boubacar ak Babacar benn la. te émission bi est-ce que duñ ko def 100% baf sax. mën na nekk de. xam nga dañoo am benn milliardaire dégg naa Mo Gates. ki naan na lamp yi tàkk. saa yi moom nee na moom it milliardaire la. mais moom du wax na lamp yi naan na jant bi ne fang. kon Sénégal publish gars yi am ngeen phrase bu bees na jant bi ne fang. waaw Malcom lii la. comédie la taalibe la. man ci kër gu doye di laa juddoo kër gu mag Daaru Salaam Mbuur judd ci kër goo xam ne sama maam bëggoon amoon na ñaari soxna mais moom fekkee moo ko sama maam bi jur sama yàlla fekkee koo xam ne ay waajuram ñoo ko yar mbedd mi tamit yar nañ ko façon boobu la du ma fii sa papa wala fii à maman yooyu quoi. yes tey Malcom dañ koy seetaan ci différentes séries yi parce que tey Malcom moo ngi les 4 fantastiques tey Malcom aussi moo ngi ci Virginie tey Malcom rôle bu mu def rek dañuy naan bii la gën a mën Malcom loolu lu mu jàng la wala soit lu mu def ci maanaam la depuis bu mu doonee xale ba léegi quoi waaw. alhamdulilah sant yàlla la d'abord mais tamit li nga mujjee wax la comme temps wu booy. waaw temps wu booy da nga doon bëgg bi ñuy lépp di toppandoo tukulóor yi toppandoo séeréer yi affaire yooyu foofu je peux dire que sax foofu la gën a yombee ci man quoi nekk na loo xam dama dem ba mag ma jàng ko. nit jàng na marketing nit jàng na management nit jàng na organisation mais du ko tax a aay essayer comprendre du ko tax a aay mais bi mu demee tey ba mag lay xam ne li mu nekkoon xale doon ci doon fo après loolu moom mooy révélé wu ci moom ak tam loo xam ne yàlla rek moom moo koy def. am na yoo xam ne yéen a ngi koy gis ci man mais man du ma ci rendre compte kon loolu yàlla la. yàlla la léegi yow su ma laajoon tey lan moo la dugal comment dire encore ci série soit da nga def casting dugg si wala gars yi la gis nga am talent ñu jël la seere la ci série yi. tous les deux. tous les deux yàlla la d'abord. da nga koy nangu mais nit ki bu gisee sa liggéey mu rafet da lay woo dañoo góorgóorlu rek liggéey. ñu wooñu ñu ngi nekkoon ñun def suñu spectacle à côté ak Malcom Comedy Club ma leen di nuyu xam nga ci suñu côté liggéey bu ñu am dem defi ji ko daan nañ def casting comme ñëpp daan nañ dem def casting comme tout le monde gëmoon ko trop yàggoon ci nekk ci mais après tam gars yi def seen casting wooñu bi ñu ñëwee ñu ne ñu rôle temps ñu nit ñëwuñu rek dugg ci dañ ko préparer aussi donc c'est une question très facile à répondre parce que ça allie tous les deux questions waaw c'est ça waaw. aussi for nañ ci wéeyu bay ñu ne Malcom nekkoon na Bango. ñu ne Malcom nekkoon na Bango demoon na armée. waaw soit Malcom dafa daw. dafa métti mu daw wala nu mu demee wala dañ koo libéré. boo dawee doo def 2 ans. boo dawee tam doo am livret militaire. te ñaar yëpp maa ngi ak moom maa ngi ak sama bonne conduite maa ngi ak sama diplôme armée li ma yor ci diplôme utiliser gu ma ko parce que amaluguma njëriñ. lenn rek moom ci amal njëriñ mooy la formation mentale. je suis bien dans ma tête j'affronte tout ce que j'ai envie d'affronter. et puis ragaluma sonn ragaluma xiif ragaluma mar ragaluma dee ragaluma dara loolu moom mu ngi ci man ba léegi
donc formation bi jeexal nañ ko ci jàmm on a commencé par Bango ñu affecté ñu Prytanée militaire ñu dem def suñu FQA 22e BRA bi ñu jógee 22e BRA dem Prytanée militaire delluwaat marine delluwaat Prytanée donc on a fait suñu yoon comme il se doit on a été respecté et respectable aussi bi ñu pare ñu ñëw nag def suñu challenge lii mooy life challenge quoi pare ne lii laa bëgg a def yàlla dimbali la ci. macha allah tey Malcom bu ñu ko gisee Malcom daanaka taalibe la. taalibe la léegi Malcom naka lay dundee ak xam nga tey soo commencé feeñ ci télé soo génne gars yi lay song. waaw jigéen ñi bëgg la tarkaalo loolu du mën a ñàkk léegi Malcom naka lay dundee loolu nan lay dundee loolu. couscous le matin ci rek soo le soir. benn vidéo laa seetaan quoi benn député bu dëkk Mbour. mu ne bool dafa bëgg làkk français dañoo sàcc ay naga mu ne mais ils ont yóbbu les vaches les plus laitières les talibés ils ont pas quoi dundee. couscous le matin ci rek soo le soir. mais sérieusement man tamit xam nga lii la ñuy dundee quoi man xaw ma comme gars yi dañu ko foogee. lu ñu sentir noonu la ñu koy dundee. ñun ay dof yu yëgul dara lañ. man aw ma choix pour kii nii wala dara changer man non sama xel leen rek moo ci nekk. liggéey pour que nit ñi jox ma cër. macha allah bu fooy jotee mën nañ def comme suñu morom mais liggéey aw ma ci xarit aw ma ci amul frère amul dara amul jaay amul papa liggéey la buñ ñi meronto ñu def ko léegi amul caaxaan parce que loolu moo ñu fi taaj loolu moo ñu teg Dakar bu paree ku ci nekk da ngay yaa xam da ngay dee am looy def mais liggéey la amul sentiment man lii laay dundee nii ni nga ma gisee nii mu simple nii ñu organiser ko fat c'est comme ça que je vis yokku ma ci wàññiwu ma ci. macha allah waaw macha allah noonu laay dundee. te aussi on dirait que ni seetaan nañ les 4 fantastiques. ni ngeen mel. kaf yeeg fooy reetaan yi. genre est-ce que tamit si biti hors série noonu ngeen mel quoi yéen a ngi déggante yéen a ngi ku ci nekk yaa ngi déggante ak sa morom soo ko gëjee gis genre. oui on a un groupe WhatsApp bu ñu tuddee Tuerie boobu ci waa 4 fantastiques la damay déggante acteurs yu bëri maa ngi lay nuyu Gora Barham maa ngi koy nuyu Maurice maa ngi koy nuyu ne Charles ku munti doon Jules César tous les acteurs on s'entend ñëpp dañuy déggante dañuy kafante dañuy defante lu ne des fois bu ñu paree tournage ñooy nekkandoo dem lekk ji di bi wala def benn affaire donc on est entre famille quoi ça change pas. léegi est-ce que Malcom pare na pour takk deuxième femme yaa ngi ci premier est-ce que Malcom pare na pour deuxième femme. man. Keraseur lay na tey moom jant bi newut fàng na faal tey ñemewu ma coow mais gis nga am na ko kontaan ku nekk ci ginnaaw yàlla nañu yàlla àtteeg naa fekk yi nekk ci ginnaaw caméra amin man sama sëriñ amuloon benn jabar sama maam bi jur sama papa amuloon benn jabar juddit laa yi tamit takkuma jabar pour bakkan noflaay pour wut njaboot la pour jaamu ci yàlla parce que Baye Niass am na lu mu def ci man sama papa ak sama yaay ak samay maam am na lu ñu def ci man ba boo ma joxee doom mën naa ko yaras néew wan ko nu ñuy toogee nu ñuy jullee nu ñuy sëlmalee nu ñuy defee nii nu ñuy wuti alal nu ñuy respecté nu ñuy doxalee nu ñuy defee noonu nan ngay dundeek sax ak sa dëkkandoo. kon kooku war naa mën na yori soxna war naa mën na yori doom. te yaafu suñ tamit bu ñu xëyee ñu ngi dem uti ji bañ kenn ku ñu yàpp. sama sëriñ Baye Demba si ma koy nuyu ak waa Kashfu Albash moo ma doon wax ne ma jigéen bul nangu tout le temps mu lay defal bul nangu tout le temps di wéeru ci alalam. su yàggee da lay yàpp. kon loolu xam nañ ko te ñun duñu wéeru ci kenn. duñu wéeru ci kenn. ku ñëw da ngay nangu nga yilif ñu ci kër gi. parce que góor da ngay nangu ñu kii la ñu loolee nangu ñu loolee la cëttum kër gee ci néeg bee da ngay nangu ñu lay mënotee ki def yëf. asalaam. moo génne ca biti. ngay loolu du xoggaliku du yëngal dégg. fekk ne loolee. bu guddi jotee. wala l'après-midi déclaré nga ko guerre. foofu nag sooy foofu jaam ngay doon. fet xam nañ pàcc yi nu muy demee. jigéen ñi dañoo stressé dañu soxla ko waxtaan ak ñoom ku leen kii pa tagal lii ana kii bi ana ci non. puis jigéen ñi tamit nañu bàyyi nekk police wala gendarme wala en fait di upp bopp nit ki. loolu day gàttal wërsëgu góor ki day gàttal fanam te da lay ragal du ngeen jiboo taajal mich wi or du ngeen jiboo am na ñoo xam ne dañoo gébele boo wàccee da ngay daw ñibbi waa am na kay am na sama nijaay am na donc ñeenteel bu ko yàlla dogal dañ koy jël ragaluma loolu comme góor yi naa non ci benn laay am non jullit laa xaqan nag waaw bëgg Baye Niass gëm ko trop wane nga ko nekk ci caaxaanuma ci moo ma gën a lépp
man dund yàlla nekkul comme gars yi nuñ ko foogee nii taxaw ci mbedd mi di julli déedéet ak kuy ànd ak man da ngay gëm yàlla fu ma dem dama fay fekk yàlla fu may demit bàyyi fa yàlla man noonu laa koy dundee est-ce que comprendre dund su fi yanke donc man pare naa pour am ñaareel dafa am ay candidats yu doon laajte waaw bëri na ana CV yi mu ngi nii sama sac ma jox la ko mais boo toogee ba gudd ñu déclaré bu fëgg si ay 4 heures du matin tamit yaa ko teg sa bopp ndax yaa posé question bi wax boo am na ko moom mais Malcom en dehors série yi est-ce que Malcom aussi am na yeneen projet yoo xamante ne nii mu ngi ci boppam parce que instant yi cinéma bi certes am na xaalis coono la aussi coono la am na xaalis genre mais est-ce que Malcom am na yeneen projet ci Laykam waaw Malcom am na yeneen projet mais xam nga tamit ëttum fëgg mbéj ku ci siggi yaa tooñ sa bopp macha allah fekkee ëtt boo xam dañuy fëgg mbéj rek nga siggi bu ñu ubbee sa ngam bi yaa ko teg sa bopp donc am nañ ay projet am na yoo xam ne tey duñ ko wax même ba ci Babacar moom it il a des projets pour le cinéma Sénégal am na ko xam ne am na projet pour yéen mais peut-être il lui faut du temps pour xool ak ñan la koy defal chercher les papiers et tout parce que cinéma bi xam nañ ne dafa xew tendance la et dañu war a apporter suñu pierre à l'édifice quoi ça c'est très important on a d'autres choses mis à part le cinéma te loolu ñu ngi koy suturloo ñu ngi koy def tey ci suuf di ci sant yàlla bu baax di ñaan tamit mu yokk ba ñëpp gis seen bopp. macha allah léegi Malcom comme gars yi ni ñu def tendance comme ni ñu ko waxatee sax. lu xew genre yi quoi. lu xew jamono yi gars yi jël gaal yi di dem léegi jeunes yooyu noonu sooy doon lancer message yan message nga leen di lancer. ndaw naa trop pour di leen jéem a jox conseil. mais aslëf ci lu mu mën a wax rek mooy man fonk bi ma fonk sama jëmm bi. amaana dina am foo xam ne rus naa ko fa dugal. incha allah peut-être buñ ne ma woon naa dugg ci gaal gi pour dem Makka wala naa dugg ci gaal pour dem Medina. ci religion bi ma mënta fekk. ma ne waaw naa dugg ci oto yi naa dugg ci njëmbati dem Touba wala Medina Baye wala Tivaouane wala Ndiassane wala Yoff Layène wala tamit ma dem fu mu mënti wala dem Bango formation. ma ne waaw mais dugg ci gaal pour dem réewu tubaab man personnellement. je respecte la vie des autres. ku leen jox cër la attalu ma leen ñàkkal attalu ma leen ñàkkal soofantalu ma leen mais juste man en ce qui me concerne du ma ko def tey du ma ko def suba du ma ko def ginnaaw suba xaw ma lu ma fay fekk xam naa ne du yàgg ba ñoom ñu yëkkati ma ci kaw wàcc seen bopp tubaab du ko def tamaaman mukk du ko def aw ma benn intérêt pour dem ci loolu je préfère rester ici être roi chez moi. sama 400000 yi may dugal foofu noonu ma jël 100000 yi jënd lee ginaar wala def dara bu doxut may essayer te xam ne yàlla mu ngi aju muñkat yi. macha allah waaw. léegi Malcom sa dernier mot. ma dernier mot. non sama dernier mot des na at. ma dernier mot kay doog a dégg quoi léegi sa dernier mot ci émission bi quoi. ci émission bi. ah non avant sa dernier mot sax yëg nga benn information. am na waaw juste rek pour nga sànni si sa xalaat am na ci benn animateur sunu nawle la ñoo bokk li ñuy def. xëy na bu mu koy wax da ko waxoon pour gars yi reetaan pour gars yi divertir. donc non pas dugal sax mais dañuy waxtaan ku ci nekk ak sa xalaat. dellu ci dernier mot. léegi animateur bi dafa doon def émission donc du coup ñëpp doon ko seetaan muy télévision boo xamante si ni aduna bépp koy seetaan waaw bu mu juum sànni si ay mots yoo xamante si ni donte seetaan nga ko yow moo yooyu nan nga ko gisee nan nga ko jàngatee daal juum te du wees nit ku dul juum amut yàlla rek moo dul juum loolu Youssou Ndour moom moo ko way te ci télé am la xewee itam animateur am moom moo ko wax dëgg Pape Cheikh nit la comme ñëpp Pape Cheikh du malaaka du leneen nit dong la dëgg bu ànd ak ay défaut ma ki qualité am duñ ko muñal parce que suñu frère la suñu grand frère la suñu oncle la bu juumee dañ naan ko ay grand juum nga parce que bu doon benn dëkk suñu yoon nekku ci mais bañ na ba da nga ne grand frère juum nga waay parce que dafa juum ñuy ñaan yàlla mu bañ cee delluwaat te gëm nañ du ci delluwaat ndax borom xel la te ñëpp ko bëgg waaw. Malcom sa diggante ak Baye Niass. yee. sama diggante ak Baye Niass lu ne la de. diggante ak Baye Maye. waaw bu doon Baye Niass du ma xam sax lu cinéma man je pense que cinéma lu ñuy jàng nii la vite fait mais cinéma baatin la. cinéma dafa sori. cinéma baatin la. cinéma pour nga am xaal booy kii dégagé wu. loolu leneen la loolu Baye Niass moom moo ma ko wan. Baye Niass moo tax tey ma gën a xam sama cëru
waajur yi. Baye Niass moom moo ma xamal lan mooy barza. Baye Niass moom ma xamal lépp xam nga am na baatu arab yoo xam ne dafa diisoon ci ñu dañ ko doon gis télé yi nga bàyyi sol ñetti abdu toog fii yàlla dina la kii yafari yow xamaloo ñu yàlla sax bëgg ñu wax ne yàlla dinañu saaf ak dinañu sombi yàlla dina leen kii yàlla dina leen wësam yàlla dina leen kii mel ni yàlla dafay benn dibiteer rek teg di lakk di saaf di teg di surveiller rek yàlla moom musul baax. Baye Niass au lieu que sax muy ñëw du ñu Baye Niass daf ñoo xamal yàlla. Gis nga man boo bëggee nekk sama xarit boo bëggee yàlla ñu nekk gain boo bëggee ñu business mais bis bu yàlla taxawee su ma lay geesu di tontu da nga naan est-ce que man la parce que dama lay offensé loolu noonu du bëgg kii bi rek de loolu aspect dof bi la. parce que dafa am nit ñu normal mooy yeneen nit ñi nga xam ne bu ñu bëgg yàlla dañuy bëgg normal julli man damaa dof te dama la koy teel a wax. dof ci Baye. damaa dof ci Baye Niass. macha allah awma ci sago damaa bëgg fan topp mbëggeel katakay ni lépp laa boole. awma ay limite naan non xam nga il faut que juste ni amul justesse. amul justesse bon daal laa ci boolewut. yeneen yi mu laaj yëpp barki Baye Niass bu fekkoon ni Baye daf ne soxla naa sa maniw bi ngir ma am ci 100 milliards de doom tey laay ngàcc ci lépp ba mu jeex soxlawuma ci dara. tey bu fekkoon ni tey dañu ma sa dund bi tey doo xam yàlla na ko yàlla jël léegi amaluma importance. est-ce que comprendre loolu mooy day ak dund bi Baye moo ma xamal kuy man parce que su ma nee man fëgg sama lii dënn la lii bopp la léegi ana Malcom boo ko tasee cër boo woote kii tànk nga koy woo kii loxo boobaa kon Malcom teewagut. il va falloir nga rassembler leen kon il va falloir nga reconnaître leen d'où la reconnaissance envers Allah kon yàlla dañ koy xam reconnaître la. te boo ko reconnaître da ngay soumettre ci moom il faut toujours tout le temps se soumettre Baye xamal ñu ne soumettre doo ko déggee noonu sous mooy en dessous maître mooy kon kay yàlla da ngay nekk en dessous ci moom kon foofu la jaamu yàlla commencé. julli kese juróom kese nit mënut ñàkk fayda ba di rappelé wu yàlla 5 fois par jour 5 kese yow 5 prières doo ngay fàttaliku yàlla léegi yeneen heures yi nag kon am na leneen loo ci fàttaliku ci am na leneen loo nekk te yàlla julleem amut sëlmal zaahiroo baatino yàlla julleem amut sëlmal da nga fi nekk pour jaamu yàlla nga kon kay jaam bi nay liggéey yow bañ ne sa jëmm bi da lay jox tout le temps exemple yow xamoo de mais sa jëmm bi oto bi da lay jox tout le temps exemple boo tëddee nga ne nelaw nga nelawut mu ngay gént mu ngay voyage mu ngay dem ci yeneen xadaraat yi kon koy kooku moo la gën a am fulla parce que mu ngay liggéey mu ngi lay alerter boo naree jaar mu la fii panneau de signalisation bi interdiction de parking la fii nangam nga bëgg a jël sa dund bi tayle ko ci siw tayle ko ci am alal après donc ngeen baal ma hamburger beeg dibi bi ci douche bi lay mujj te boo sottiwul ndox ñëpp mere la dibi bi nga jënd lu cher ci toilette bi lay mujj te boo ci deful ndox ñëpp lay jéppi da ngay soof da ngay am xet est-ce que comprendre jus bi gën a neex wala alcool bi nga naan ci toilette bi lay mujj mu tis foofu boo ci sottiwul ndox ñëpp mere la am na loo xam nit ki moo koy moomal boppam loolu aw ma ci gaayin aw ma ci dara mooy bëgg yàlla dafa am noo xamante ni si moom ngay dundee est-ce que comprendre mooy xam yàlla d'abord boo ci mënee teg sa dox séeru daf cee gën nangu yi tamit li ma wax chaque jour nañu bàyyi di xas yenn nationalité yi fi nekk te ñu nekk ay chrétiens gis nga tey bu fekkee dañoo dem Maroc wala dem tey ci dëkku ñàkk ngeen baal ma ci ñooñu ñu leen di wooyee mooy nigériens yeeg camerounais yeeg yooyu xam nga ñoom am na comportement bu ñu am vis-à-vis des sénégalais mooy Sénégal dafa soof dafa tubaabe te dañuy agressé buñ ñëwee fi buñ leen agressé déedéet buñ leen agressé nañ leen jàngal li ñu diine wan fii jullit bi ak chrétien bi ñooy bokk benn lal tëdd est-ce que comprendre xamuñ loolu ceddo beeg kee ñooy bokk ak pël bi ñooy tokk def réunion xool ndax taw bi ni muy demee ban sarax la ñuy génnee loolu mooy suñu culture parce que dañ koo gëm bu ñu dara jaral ñu teggi tànk yooyu teg leneen sinon doo xam ban façon nga gis nga ma wax la benn affaire sama benn xarit bu jigéen laa ko wax keroog ñu toog ci otoom muy expliquer mais ne ko boo bëggee sori ci milieu présentation télé mun naa mel ne ko da ngay ut xam-xam bul ut luxe bul ut buzz boo da ngay soof da ngay kon sax ci plateau bi fa nga nekk oui genre affaire amoo xam-xam doo xam lay wax oui moo tu sais sama montre bi da ngay fo rek da ngay caaxaan rek mais boo toogee nga wax xam-xam sax bu la neexee kaf ci yëkkati ci vague parce que xam-xamay lépp xam-xam bi ëpp nag mooy ki xam yàlla boobaa tey doo mel ni tey comme yeneen nit ñi di nga am tey loo leen ëppalee après tamit nga ànd ak tam benn modestie yàlla sax dafa modeste moom ak bëgg nag ñu tagg ko mais dafa yàlla ku modeste la day gis ki tux day gis ki naan day gis ki sàcc muy nekk kañ la ñuy baalu ngir mu baal leen kon ñun tamit loolu exemple pour gouvernement bi la exemple pour ñun la xam yàlla mooy lépp sooy
xam yàlla mooy lépp mooy nangu bi nga nangul al amin nangul bi nga nangul Baye Niass Yoff Layeen kan moo leen gën a set c'est les plus propres c'est les plus propres comme ay chrétiens ñoom du ñu tooñ doo leen dégg ci benn affaire dëkk bi de ñoom moom réew mi ñoom xoolal ñoom yàlla moom réew mi barki yàlla Layeen ni ñoom coo jubul c'est à comprendre Ndiassane dañoo jàpp ci li ñu jàpp gëm ko Touba dañoo jàpp ci li ñu jàpp Touba boo ne woon Serigne beeg Macky dañuy saaf Macky tegaloo ko sur le plat ñoom et puis loolu lu ñu fan la lii mooy charme Sénégal taalibe Baay yàlla la ñuy dundee xam yàlla rek mooy seen moo leen ñor c'est à comprendre ku ci nekk nañu am esprit de dépassement te ñuy comprendre jamono buy dox dafa am lu ñuy woowee organisation lointaine organisation bu sori bu ñu préparé bu ñu xamee ne dëkk bii guerre mosu fee am xam ne dëkk bii dañoo am ñu dëgër ñu fi nekk dañuy jéem a jaar ci diine bi wala ci musique beeg yooyu xool nu ñuy féewalee daal di jël ne tijaan bi may naa la 8 milliards wala yow mayel 8 milliards bu ko defee tey ñu xeeb waa Ndiassane buñ jëlee waa Ndiassane seen màggal tuuti ñu ne ñoom kenn demul parce que corona bi wala dara mais bu ñu amee intelligence ñun ñëpp ñoo bokk benn say yoon ñëpp fa yàlla la jëm chrétien beeg ñëpp ku ciy def ñu dem jàppale sa morom tey bëggante bañ keneen ki ñëw introduire ñu dugg suñu biir bu ñu toogee plateau télé ñu war la ñun ñoo far parce que ñoom ñëpp benn descendant bi la lii ndaw ñi buñ ko xamut duñu xam dara kon xam yàlla moom mooy lépp sooy man loolu moom moo nekk sama combatté ci dund bi na ko ñëpp di doxee après le reste nañ ko def ñun ñëpp dañuy moom ngeen ndeysaan taalibe la moom si wax ci Baye ci dëndam la koy teg dëndam te mos naa toog sama maam mu ne ma soo jébaloo ci nit amul la njëriñ àdduna pour yaakaar mu amal la njëriñ àllaaxira dëgg la dëgg la de sa yaakaar mu amal la njëriñ àllaaxira donc du coup ñun jeunes yi aussi ñoo war a xool ci ki ñuy dugg ci ki ñuy jébal kër yi ñuy dugg parce que xam yàlla yomb na yombul te nit ku xam yàlla rek moo la mën a xamal yàlla donc yow jeunes yooyu noonu lan nga leen di wax tey ñoo xam ne si ne xëy na jébul nañ mais xamuñu yàlla ba léegi nañu def ni séeréer bi daay ñëw chaque vendredi muy indi ay dugub defe naa ak xaalis bu bëri jox sëriñ bi naan ko vous savez naa la yóbbu aljana yow de aljana kenn du la fa jiitu mu dem nag ba dugub bi di jeex alal bi di jeex mu indi la mu desoon jox ko sëriñ bi xam nga séeréer dafa kii daa gëm fa dëggu jox ko sëriñ bi ne ko yow de aljana nga jëm alaaxira de maa lay yóbbu saay xam ne alaaxira il faut nga dee aljana faw nga dee mu ne sëriñ bi deme ni yow alaaxira ci fan la ñuy tase ma ni alaxira ban koñ la ñuy tase wala lan ngay sol nan laa lay xamee nan laa lay woowee fu ma lay fekk fan laa lay laajte nit ñi dañuy bëri di sëriñ bi ne ko alaxira moom yëfi yàlla la mu ne ko nga nokk ma dellu li ma la joxoon ma ni dugub bi bu yàgg beeg boo lekk beeg boo bi ñu soq ak lépp nokk ma delloo lépp alal bi jox ma lépp ndax yow xamoo alaxira fooy nekk xamul loolu ça fait rire de reetaan loo nit mais akay dëgg alaxira xamoo nu mu tudd am ñoo xam ne ci baatu arab buñ la ko tekki loolu léegi ci ngay commencé xalaat yàlla Barzak su ma juumul defe naa pas yu man xiyam Barzak su ma juumul moom moo nekk frontière ci baatu arabe su ma juumee nañ ma jubbante ci commentaire yi mais frontière xam nga tey wax naa ko ci olof tak sa xel dem foofu yaa ngi koy xalaatee lu ne on te dit frontière la ci baatu olof frontière u Gambie mooy ñuy waaj a dugg Sénégal frontière u Sénégal mooy ñuy waaj a dugg Gambie frontière fële mooy ñu waaj a dugg fii frontière yi fii mooy ñu waaj a dugg fële kon kay jant bii musul dee weer bi musul dee bu nëbboo fii feeñ na fee bu feeñee fee nëbbu na fii nii rek boo demee ba comprendre ko di nga comprendre pourquoi mu judd jooy pourquoi mu ñëw ngëpp pourquoi mu nekk 9 mois 10 jours lu tax faw mu jàng toog raam bërëngu dagg jàpp na doog a jug doog a dox day defar pareil tëddaat kenn du dee taxaw moom mosoo koo dégg ñu ne dee na taxaw làmb ko mu taxaw déedéet day def nii ñas doog a defaat nii jugaat noonu rek la demee moo tax sa pom bi ni mu weexee nii munoo fexete ba mu ñuul te dafa xam limitam moom it dafa am barzaqam moo nekk lii du munoo muus ba mu dugg fële ba mu kii am na nag yenn scientifique yoo xam boo waxee xam-xam dañ lay jëm a corriger ne la waale ki nga xam ne albinos la nag dangaa ne ki nekk albinos noonu la ko yàlla bindee xoolal les normes de la nature Adama benn couleur la amoon Hawa amoon benn couleur ci Zahir moonte tey am na nit ñu weex ñu ñuul ñu orange ak ñeneen waaw fu ñu jaar maa ngi xaar bañ ne ma température bi température yàlla bee fi musa ne loolu boo xamul yàlla mënoo ko xam te et puis boo xamul yàlla boo fay lampe bi pour tëdd da ngay tiit
mais keroog ba nga xamee yàlla da ngay bëgg a fay lépp sax parce que nga am tranquillité beneen monde bi monde coono rek la quoi bruit la fan bëgg nii ànd intérêt et cetera mais boo fay lamb loolu la ñu woowee certitude foofu xam nga xaqiqatan loo def xam nga bu baax yaay kan xam nga bu baax li ngay capable xam nga booy fen ak booy wax dëgg te lii la ñu bàyyi ñes mosal moo tax ñu tagga témbe moo tax mënuñu nekk normal nii il faut que dañuy dof nee nañ en effet dañuy dof ragaluñu tiisuñu dara amul dara lu ñuy reculer xam yàlla dafa neex ku ko ñamat mënu lox boobu bànneex loolu nag maa ngi koy sante Baye Demba Sy mi nga xam mooy sama muqadam mooy sama papa kooku mooy sama xol waaw kooku mooy sama xol kooku taalibe Dieng Sala la taalibe Baye Dramé la Baye Demba Sy ni mu bëggee Baye Ousmane Dieng Sala dafa ëpp Baye Demba Sy ni mu bëggee Thierno Alassane Dème dafa jéggi dayoo Thierno Alassane Dème ni mu bëggee Baye Niass dafa jéggi dayoo Baye Niass ni mu bëggee Cheikh Tidiane beneen affaire la Baye Niass ni mu xamee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam beneen affaire la Baye ni mu ñu xamale yàlla beneen affaire la loolu moom moo tax tamit murit yi dof ci Cheikh Fall parce que Cheikh Fall beneen commando wu Serigne Touba la woon et j'en passe lii mooy charme Sénégal amul xëcc ci farfarloo foo dem ñu naan la comme li nga wax sànq bu ñuy jébbalu man su may jébbalu nga naan ma sama nijaay moo fi përie ginnaaw mu kii moo fi luxus nii sama maam moo doon wattu fii bàyyi fee da doon amay pouvoir mu lay bàyyi ba nga pare bàyyi la ba nga pare mel la dema parce que da ngay fo ni ko xalif bi Baye maa yi di ko waxee kooku dafay fo rek day neexal nii rek mais boo ne ma yàlla tak ne ma alif bi lii nañ koy arrêté lii moo tax sax yàlla tombak baa bi mu cappee lu tax sax mu capp ndax da koo xalaat ndax dafa bëgg kon bëggee la dëggu am na ñaari laaf de boo ma waxee loolu ma ànd ak yow. macha allah mais boo may wax waxu télé bi nii la kii dañuy xuus foofu dem ba Kolda. waaw ñàkkul ni for nga ci tuuti information. benn ku jigéen nee na moom kii la comment dire yonent la. yonent la ba créé benn kii boppam benn diine boppam suy julli su waree wax allahu akbar dana allahu mawla noonu noo ko gisee ak fu àdduna ko. Balem foo ma ree ko. suy julli tey su waree wax allahu akbar. danaan allahu mawla. ba pare am ay sanc foofu benn kaaba. kaaba loolu kañ la. yàggul soo duggee ci kii bi rek dinañ la wan information. waaw man fu ma ne. moo ngi Kolda. li yooyu noonu jàngat yooyu noonu ak adduna tey fu mu toll yu genre yooyu nu ko gisee. hasbunallahu ni'mal wakiil. yal na yàlla gën ñu dimbali. amiin yaa rabbi. mais juumte yàgg na am bu ko gaa yi takk ay am mais kuy kàmbal yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour rey ko. loolu moo gën a mag kon lii dafa tuuti. lii du dara yàlla ci moom am na ñu koy contrecarré di. waaw loolu fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi man bi mu ko waxee tiituma damaa ree du yàgg ba mu yàq ci xilaafatuk yàlla bi dara. du yàgg ba yonent bi ñu ŋàññal ko dara. du yàgg ba mu changé ba mu am juróom-benni baaraam ak fukki du yàgg moom boppam la yàqal rek et ça fait rire yàlla ko yàlla dimbali. na ci jug allahu akbar rek a ci topp. loolu phrase boobu demal nga laaj ko Baye Niass alifu yàlla bi moom moo jiitu muy alif allah laam beeg yeneen doog a ñëw mais boo ne allahu yàlla mënul tuuti dafa màgg xam nga bu ci tegee leneen na ko xalaataat màggaayug yàlla bi moo amal xaalam bi ba buñ ko laajee def ne moom xajut ci asamaan dafa ngand màggut dafa ngand te kenn mënu koo laal espace la rek c'est pas concret suuf màggut dafa ngand dafa dijj dafa rëy dafa diis am na fu màgg fi màgg mooy fi nga xamante ne si màggaayam chaque jour lañ ko màggaay du wàññeeku day yokk président bu bëgg a toog day bëgg mu yokk garab boo ko jiwee da ngay bëgg mu yokk mooy mu màgg moo tax yàlla fa mu xaj chaque jour day dox day teg ay jéego suuf bi ñu teg day jël avion bëtt naaw wari ji ko doxi ji ko dugg ci géej gi jël xal bi naaw guddi gi mut moom kookoo màgg looloo waral boo taxawee nga ne allahu akbar foofu dëgg yàlla kese moo fa war a nekk foofu aaxoot rek ngay dund foofu yàlla rek moo fa nekk moo tax ñu ne julli bu mat sëkk kenn mënu koo dog loolu beneen mën noon naa joxe beneen exemple mais su ma ko doon joxe peut-être te mu gudd te temps bi tamit bëgguma jël temps bu bëri dama ci bañ di tooñ mais allahu akbar rek moom moo ànd mais allahu leneen àndut xëy na dafa xamul du dara dafa xamul rek yàlla na ko yàlla dimbali ba mu xam bu xamee après dina jubbante ko dina génn télé yi baalu àq xam naa du ñàkk ci commentaire yi gars yi nekk ñi xam naa émission diine la ñuy def du ñàkk kii taalibe Baye la soo toogee moom faa nga ko ci Baye parce que dëndam bi tarkal lu ci nekk Baye rek moo ko ci def te moom Baye rek la gëm waaw moo comme sa dernier mot incha allah. barke Rasulullah yow sa dernier mot incha allah. waaw mais
maa ngi kontaan gars yëpp franchement. di jiital ci nuyu bi sama benn yaay boo xamante ne si Babacar yaa ngay filmer loolu. Babacar yaa ngi filmer loolu. sama benn yaay boo xamante ne si mu ngi nekk ba États-Unis bu ñuy woowee Sode Thiam. kooku borom baax la taalibe Cheikh Tidiane bi nga xamante ne si mu ngi nekk ba États-Unis ku baax kuy dimbali nit ñi dëgg yàlla na ko yàlla fay. ak sama yaay ji Mati moom itamit mu ngi États-Unis Matee tax ma xam ko waaye moom it ku gën la ku baax la. di remercier ki nga xamante ne si moo ma ne yow boo yeewoo il faut ngay sol looy relax lu nice mu nekk Mahmoud borom 6 avenue shop nekk ca Médina 6 avenue shop moo ma defal lii ak yeneen yu rafet yu may defal donc maa ngi koy remercier mbaxane bi ki mu sponsorisé mooy Baye Niass moo mu sponsorisé kon xanaa du maa rëy sponsor Baye Niass moo mu sponsorisé kon gars yi maa ngi passé numéro sponsor bi mu nekk Salatul Fatih Lima Ukhliha gars yi nañ dem ku ci bëgg rek da ngay jël numéro boobu la Salatul Fatih Lima Ukhliha wala nga dem laaj Baye Demba si mu teg la ci ko lim bi non mu ngi noonu Salatul Fatih la bu am digal bu amul ndigal bu am ndigal bu kontaan gars yëpp remercier le staff de Malcom Arbina dafa sakan bu ko jug des koy saam ku nekk jël sa bawaan won nga ma yoon wi fii lay jaar la faar ba noppi di la xaar bilay ba ci taxi man yee Sa Thiès kon ba ci bay rek ci ba muy leere soo yaakaaree ni lii la Yàlla may